ci xibaar yi mbokk yi niñ ko waxee ci bopp bi noonu la ñu fas yéene dikk ak yéen ci atal gi wax lu jëm ci mbiru oto yi présidence de la république yi gannaaw bi élection yi daano Macky Sall jël ndam li coow amoon na ci ñu ne oto yu bari daal lañ fa sàcce te kenn defalu ko lu dul ñi amee woon nguur gi ŋànk ko Oumar Sarr mi nga xam ne nag moom mooy coordonnateur général du parti démocratique Sénégal xam leen na ni loolee dara amu ci te pare na ci jàkkaarloo ak kum ci mënti doon indi ci ay leeral yemul itam ci loolu wax na lu jëm ci kuréel gi ñu fas yéene taxawal ngir saytu ñi am alal ju sakkan ci biir réew mi te kenn xamul fan lañ ko jëlee loolu itam ne pare na daal ngir indi ci ay leeral loolu moom Oumar Sarr mi ngi ko xamle ci grand jury ca rajo Futur Média ak Mamadou Ibra Kane dinañ ci dellu siwaat ak yéen jombul xam naa ni ci 20h lay doon incha allah ba tey moom Oumar Sarr wax na leneen ca grand jury ak Mamadou Ibra Kane xam la ne daal foofee lu jëm ci élection yi niñ ko ñàkkee loxo France ak États-Unis génn ci ñoom ci seen jëm bopp ñoom ñoo dugal seen loxo ci doxalinu réew mi ba indi lii ñu mën a jàppee këppatal nguurug waa parti démocratique Sénégal noonu la ko xamle élément yi sonore bi incha allah jombul ci 20h ci l'incontournable dinañ ci ànd ak yéen. waxoon nañu leen ko léegi mbokk yi dañuy dikk wax nag ci lu jëm ci mbiru ñi nga xam ni ñooy étudiants yi nekk fële ca université bu Ziguinchor ca université bu Ziguinchor nag étudiants yi la ñuy ñaxtu moom mooy budget bi ñu leen nattal la ñu jàpp ni daal néew na ba tax na nag nee ñu daal loolu dinañ ko xeex ba loolu ñu ca mën a am jël ko Bakary Konté lañ ci àndal ci reportage bi nga xam ni def na ko ci. ci at 2007 bi ci lañ daal di créer université bu Ziguinchor mu ngi am 4000 étudiants ñu ngi fiy ubbi fukk ak ñeent master fii ci diwaan Ziguinchor ñoom nag élèves yi nekk fii ci diwaan bi ñu ne budget de fonctionnement bi dafa tuuti loolu. bu ma jëlee exemple université bu Thiès ñun ñoo ko ëppale 1000 étudiants université Ziguinchor am nañu 13 à 14 master université Thiès bu ñu amee ay master ñaar la te université Thiès chaque année ñoo ñu ëppale milliards ci budget milliards la wax waxuma la ay millions kon xam nga loolu injustice la te loolu yàgg nañ ko wax yàgg nañ ko xeex mais mënul antu dama yaakaar ne nouveau gouvernement bu fi nekk comme ñoom ñoo ne léegi injustice jeex na buñ fi nekkee dañuy teg affaire yi ci yoon j'espère que dinañ régler loolu université Thiès ak université Ziguinchor normalement ñoo leen war a ëppale budget bu ñu ëppal université Thiès budget ñu mën ñoo tollool ñu xam ne parce que ñun ñoo leen ëpp effectif ñun ñoo leen ëpp ay master yu ñu ubbi parce que master yi tamit ay moyens la laaj parce que ay professeur de rang A nga war a déplacer. ci crise scolaire bi maanaam jàng bi ni mu amee ay jafe-jafe ñoom nag ñu ngi ñaan gouvernement Abdoul Mbaye mu daal di saafaral jafe-jafe yi si mu gën a gaawee étudiants yi nag ñoom ñi ne dañu bëgg seen rak yi nekk ci lycée yi ak ci collège yi ñi daal di delluwaat ci salle de classe yi jàng pour loolu nag ñu mën a sauver année scolaire bi. Bakary Konté la ca Ziguinchor ñu dikk wax ci leneen muy lu jëm ci tegub xeer bu aju ci benn structure de santé lu toll ci fanweer ak ñett ci ay millions lañ ci fas yéene def ñi ñu ko jagleel nag mooy daw làqu yi bàyyi ko ca Mauritanie li sabab bi mooy fexe ba ñoom daal ci wàllu wér-gu-yaram ñu bañ caa tumuranke loolu moom moo tax ñu taxawu leen taxawaay bu ni mel Adiya Talla ak Yaay Diallo la ñuy àndal ci reportage bi ñu ci def. ginnaaw bi mu delloowee lu toll ci ñaari fukki junni ak ñeenti réfugié HCR ci wàllu aar daw làqu yi baaxee na ñi nekk bëtu gànnaar réew mi ay jumtukaay ci wàllu wérgu yaram mu yokk ci teg xeer bu njëkk ci kër docteur bi mu nar a tabax ci njàng jaww ngir yombal askan wi nu mu fajoowee. am na ñu bëri ci ñoom dañoo ñibbi seen dëkk mais am na ñoo xam ne teraanga bi ñu gis fii ci Sénégal ak jàmm bi fi gis tax na ba ñu toog ne décider daal ne duñuy toog Sénégal dematuñu fenn. waaw kon nag ñooñu fi nekk jaaduwul ñu bàyyi leen ci loxo nguur gi rek parce que nguur gi moyen dafa limité kon nag HCR war na mu dugal ci loxoom ngir ñooñu ak waa réew mi fi nekk doomu réew mi fi nekk ñu mën leen jàppale ngir daal jaxasoo bi gën a ratax seen nekkaay it gën a rafet. daw làqu yi ko yellool rafetlu nañu jéego yi HCR def. ñuy ñaawlu tamit yéexaay bi ci defaru carte d'identité réfugié yi. benn réfugié bu amee teen rek dafa mel na nit ñëpp ñoo am teen benn koñ bu amee école dafa mel na réfugié yëpp ñoo am école parce que lu ñu indi rek ñu ne réfugié moo ko moom rek bu dee benn nit lañ ko defar rek ëmb na yëpp léegi nag ñun itam am nañu ay jafe-jafe yeneen jafe-jafe pour affaire lu mel na mbéy ak sàmm loolu ñun am nañ ko ak napp carte réfugié yi am na ña nga xam ni
jot nañu seen carte am na ñi nga xam ne jotuñu bu doon suñu sago ñu jot suñu carte nu mu waree gaaw parce que balaa ngay tukki nga am carte balaa ngay am loo bëgg nga am sa identité mun a dem mun a tukki mun a nemmee ko sa bopp. kàngamu ASER yi di dalal seeni xel ñi nga xamante ni amaguñu seeni carte d'identité di leen xamal ni dina saafaru ci ne mu gën a gaawee. réfugiés yi nekk fii yëpp recensé nañ leen jël seen empreinte comme ni ñuy jëlee empreinte waa doomu Sénégal suñu am carte d'identité léegi li desoon mooy carte yi sax génn nañ leen waaye pour ñoom ñu jot ci moo tardé. ASER ngir yombal insertion daw làqu yi des Sénégal fa suñu yéene banque seeni loxo li leen war dinañ ko def niñ ko dooree woon di tabax ay école ay kër docteur ak di ñaax tamit réfugiés yi ci mbay mi. mbokk yi ni ñu ko waxee woon ci boppu xibaar yi mu aju ci suñu mbokki bachelier yooyu di ay di ay ndongo yu sëgg di ay silmaxa ñoom toogandaay ñaxtu bañ doon amal ca buntu building génn nañ ca gannaaw seen ndajem waxtaan mu doxoon seen dig ak jëwriñ ji leen gàlloo di Serigne Mbaye Thiam ak directeur de cabinet bu jëwriñ ji ñu dénk wàllu éducation teg nañu nag seen ñaxtu yooyee ca suuf ndax ay dige yu ñu leen dikk jëm ci saafara yu ñu ci fas yéene amal Marie-Christine Mendy ak Atanar Ba. dootuñu fanaanante ci mbedd mi ñii di bachelier non-voyants yi kii di ministre de l'enseignement supérieur daal dina leen dikk ne dina def kéemtalaay kattanam ngir ñu mën a àggali seen jàng. suñu kéemtalaay kattan dinañ ko def pour jàppale leen ci gouvernement yooyu pour ci université yooyu pour ñu jël leen ça veut dire que danañu bind lettre wax ne ay xale yu jàmbaar lañu gouvernement Sénégal ministère muy enseignement supérieur muy éducation nationale. amul benn sañ-sañ benn université bu nekk France ne ko kii par force nga jël ko président yi nekk France même amul sañ-sañ benn université foofu bu fa nekk ne ko kii par force nga jël ko. waaye sooy ñaan dañ lay wax waaw wala déet kon mënuñoo wax ne dañ leen garantir inscription pour France. daje bii doy leen sëkk ba ñii di bachelier non-voyants yi ne lépp lu ñu ŋànkoon bàyyi nañ ko. ay revendication lañ indi woon. teg nañ ko ci table bi wax nañ ñu ci la nga xam ne jar na ñu yëkkati suñu sitting dem ba suba signé protocole ndax gis ngeen vraiment ni mu demee ci dimanche bi la ñu convoqué rencontre bi temps bi ñu may pour ñu defar protocole bi bëriwul moo tax ñu mën a jël suñu temps réfléchir suba ñu ñëw bindu protocole bi mën a def déclaration bu gën a clair buy wane ne définitivement jox nañ suñu confiance ministre bi. laluñu fi ci nen pour tëdd fi te duñ fi laalee ci nen kon niñ koy waxee junj doy na borom xel bu fekkee ne yëkkati nañ rek pour xaar ba demee ñu déclaré kon am na lu leer la nga xam ne teg nañ ko suñu loxo lu ñu war a mën a may ñu jóg. lu toll ci benn semaine juróom-ñett silmaxa yi ñu ngi amal ab toogaayu ñaxtu ci buntu siège yu gouvernement jot nañoo menacé sax ne buñ leen saafarawul seeni jafe-jafe dinañu amal ab grève de la faim teg ci amaloon nañu ab marche jëm ci yoonu palais ngir kii di président de la république Macky Sall daal di leen di dalal. reportage ngi nii bu ñu Chérif Dia defal ci lu bari ci mbeddi Ndakaaru yi feu rouge yi mbokk yi nemmeeku ngeen ko lu bari ci dem bi ak dikk bi gën na af li ko waral di mooy dem day fekk feu bi rouge dem day fekk kon feu bi vert taxaw fekk mu xonq doolu dafay tax ba gàllankoor yi doon am ci tampaloo ci lii di Carrefour yi ba daanaka wàññeeku na bu baax di initiative maanaam yéene bu tukkee ci mairie bu Ndakaaru liñ ci def ci ay koppar nag xayma bi toll ci 2 milliards Chérif Dia ak Madani Marega ñoo ci def reportage bi ñu ciy gindi ñu teewlu ko. xëy na léegi tey Ndakaaru tàggalikook embouteillage yu yàgg yi te metti ginnaaw ba feu rouge yi daal di dellu see yooyee feu rouge seetlu na leen ci tali yi fan yi yëpp. li sabab feu de signalisation yi mooy yombal dem bi ak dikk bi ci biir capitale bi loolu moo tax mairie de Dakar defaraat feu yi fi nekkoon yëpp ba yokk ci yeneen Carrefour yi nga xamante ne nii am nay feu ci dëkk bi yëpp mat na juróom-benn fukk ak juróom-ñett. way jëfandiku yi am yaakaar ni ak feu rouge yi dem beeg dëkk bi dina gën a yemb. en fait dafa war a ñëwaat doon noonu la parce que feu rouge bu ñu ko bàyyee bu ñu bàyyee feu rouge rek ñëpp respecté ko ñëpp dinañ ci embouteillage du am. baax na quoi
am na fi solo trop waaw kontaan nañ si quoi ñun chauffeur yi. bon quelque part moom dina xaw a métti tuuti mais am na yoo xamante ne dina baax trop parce que dafa am yoo xam ne day yàgg. am solo la daal parce que dina tax nit ñi daañu xam fi ñu jaar oto yi dootuñu mbëkkante circulation bi dina yomb. feux rouges yi ñu gën leen a xam ci feu tricolore nag dañoo méngoo ak jamono ñu daal leen di samp yu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñetti carrefour yu nekk ci Ndakaaru koppar yi ci mairie Dakar def nag toll na ci 2 milliards ak téeméer ak ñeent fukki millions. feu yi nag ni muy doxee ay ordinateurs yu mag ñoo koy doxal waaw loolu ñun fii ci suñu service yi dina am benn système bu ñu fiy def ba nga xamante nii dañ ko mën a contrôler fii ñu nekk waaw bu feu bi doxee dinañ ko xam bu doxul dinañ ko xam bu paanee dañ ko mën a réparer dinañ ci mën a jóg. feux rouges yi am nañ solo lool ci dem beeg dikk bi wante laaj na ak toppatoo ak respect ngir rekk ñu mën fee yàgg. Sénégal yi seen bopp nag ñooy xam ni lii ñoom lañ ko defal ñu sàmmanteeg moom bañ ko yàq te liñ ci tëral comme règle ñu topp règle yi parce que règle su amul discipline amul lépp lu ñu defar day mujj yàqu. feux rouges yi nag yëpp buñ commencé tàkk dina yombalal liggéey bi alkaati yi nga xamante ni ñoom ñoo doon nekk ci intersection yi ngir jubbanti dem beeg dikk bi. ca Fass Boy la ñu jëm bu ñu bàyyi ko fi ci Ndakaaru ak i feu rouge am foofa ca Fass Boy nekk ca diwaanu Tivaouane ñi ëpp ca ña fay dund ci napp la ñuy dund waaye lu jëm ci jumtuwaay ya leen ko mën a jàppandal daanaka tumuranke na fa loolu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni nag ñi ngi ci sàkku ndimbal mu jëm ci ñi di kilifa yu yees yi ngir ñu indi leen ci saafara ba ñu mën a tàggoog jafe-jafe yooyu nga xam ni dañ koy jànkonteel ci wàllu wi ñu féetewoo muy wàllu napp gi Nafissatou Sylla ak Madani Marega ñoo ci def reportage bi ñu ànd teewlu ko. booy at bu ne lu toll ci 1,2 tonnes jën moo fay tuuru napp gi nag nekk activité gu mag ginnaaw mbayum carotte. Fass Boy at bu ne lu toll ci 1,2 tonnes jën moo fay tuuru napp gi nag nekk activité gu mag ginnaaw mbayum carotte transformation jën tamit jigéen ñi dañu ciy yëngu bu baax wante ay jafe-jafe rek lañ ciy seetlu. mooy amuñu matériel bu nu liggéey siin gi kenn collecté wu ko amuñu tali bi moom jaar ngeen fi jarul ñu leen koy wax sunu feebaree dispensaire bi amuñu benn garab bu nu fajoo fii dañu fi 6 heures du matin la ñuy ñëw fii. su ñu ñëwee fii 6 heures du matin bala noo ñibbi di 9 heures ci guddi amuñu lamp amuñu mbaar yu ñuy toog gis nga nu nii ki naaju la ñuy toog di liggéey bis bu nekk kenn crise station ñu yóbbu dispensaire te du na am la ñu fajoo ci ay fuur la ñu ko war a lakk amuñuy fuur su lakk suuf xam nga dañ koo interdit ay at ngi ñëw ci kanam du ñu jaay suñu produit mun nu defaral. su weesoo jafe-jafe jumtukaay yooyee jigéen ñi tamit ñoo ngi jooy yàqu-yàqu tali bi ngir mën a jàllale seen i njaay. jaay mi doxul ndax amuñu tali. tali amuñu ko boo xam ne nit ñi mën nañ fee jaar ba ñëw fi dañ koy pare léeg-léeg tuuri ko sax ndax amuñu ku ko jënd koo wax mu ne yoon wi baaxul ñun amuñu dara dama defee nag réew mi dañ ci bokkul at mu nekk ministre jaar fi ñu jooy ko sunu tawat sunu demee teg kayit yi ci taabal kenn duñu toppat. ci kaw loolu yëpp jigéen ñi Fass Boy yi dañaa dogg ci seen liggéey te sax léeg-léeg seen i produit dina génn réew mi. am nañu koŋ dinañu am tàmba jàng bi naan lañ am nañu xal bu weex bi nga xam ne waa Burkina yee ko yóbbu waa Burkina Faso yi ñu leen di ñëw ba fii dinañu am gaynde géej façon jën bu nekk dinañ ko am dinañ def sans sel bi amul xorom dinañ koy liggéey yooyu waa Togo yee koy jënd waaye bala nu ko jaay dañuy am jafe-jafe. ca Fass Boy at bi yëpp dañu koy napp tey jii nag nappkat yi ak jigéen ñi yëngu ci wàllum transformation jën gi seen i yaakaar yëpp ñoo ngi ko tekk ci autorité yu bees yi ngir ñu mën a relancer seen principale activité commerciale. ca fukkeelu édition bu aju ci wàllu biennale bi la ñuy dikk wax ci li ci fës nag bokk na ci biennale boobu ci fukkeel bi mu am ci ay way lompañ ay way laago yu ñu ci jox seen cër bu baax ngir gën leen a kattanal dooleel leen loolu nag ci la Ibou Diouf def reportage ànd kook Ababacar Guèye ñu ànd teewlu leen. li ngeen di gis nag way laago yi ñoo ko defar ñu yëngu ci wàllu aar. comme xale bi bëgg a xamle li muy defar donte mënul wax lii nag li ñu ci jublu rek mooy fexe ba ñi bañ a yelwaan. benn jour dama doon lire ci journal rek tombé ci gis na au Sénégal y a près de 10 000 sourds-muets yoo xam ne ñu ngi fi
bon loolu nag moom ma gën a poussé ma ne pourquoi pas ma def samay propres recherches après avec mes propres moyens muy taxale ci saxale ba créer affaire bi. liggéey bi rafet na nag ci si kaddu ñi fi yëngu rek nee nañ gis nañ ci seen bopp. benn ci man moi je suis non-voyant donc ñenn ñi c'est des sourds-muets. loolu gis fii lépp ñun ñoo ko defar handicapé yi donc sourds-muets yi non-voyants yi. te ku ko gis dina xam ne peut-être handicapé yi am nañ place ci réew mi. mën nañ gagner seen vie à part leur handicap du dara loolu yàlla moo leen ko teg mais tamit mun nañu suñu góorgóorloo mun nañ ci génn daal. ñun moom lan lañ fi nekk ñu jéem a parce que handicapé yi pourquoi pas handicapé yi bokk ci biennale bi c'est la première fois ñun dañu def démarche yi ay nit ñoo ñu jàppale ba ñu dugg ci tey ñaan nañ yàlla chaque année incha allah ñu jéem a bokkaat ci. xalaat bi nag donte ñu bëri ñu ngi koy rafetlu wante jafe-jafe yaa ngi wéy di sonal ñi fi nekk. am espace parce que actuellement am na lu ñu promettre ak la mairie bu Wakaam damay ñaan yàlla daal affaire boobu sotti ba mun a entretenir ñu bëri daal ñu jël ñu bëri quoi ci secteur bi. seen yëngu rek ci fukkeelu édition bu biennale de l'art contemporain africain tax na nag ba ñu gën a am cawarte di yëngu rek ci seen wàllu art bi. But by time, yes, I have learned. Der Abdoulaye maa ngi lay nuyu. fay naa la Pape Kañ. tàggat yaram xibaar yi lan moo ci gën a fës. li ci gën a fës bokk na ci équipe yi joué play-off Ligue 1 bu Sénégal siiw nañu ñaari ticket yi gannaaw démb séddale nañ ko ñaari desoon ci dimanche ji la woon ci poule B bi diggante ñaari tali mi amoon 25 points Casa Sport 24 points Jaraaf mi doon ñetteel ci poule boobu am 22 points. ñaari tali kon jàllam leer na ba mu daanee Douane benn bal ci dara ca stade Demba Diop sànq la woon jamono jooju ca stade Léopold Sédar Senghor Jaraaf daan fa yëgoo ñaar ci dara Mbour Casa Sport doon fa joué Touré Kunda Casa bu bëggoon fëllam leer faaw kon mu daanoon waa Touré Kunda waaye ca cappaandaw la Touré Kunda égalisé yàqal waa Casa Sport 1-1 la ñu mujjee kon ñaari tali mu jiitu ci poule boobu am ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay poñ Jaraaf moom moo ci tegu yamook poñ Casa Sport ñaar fukk ak juróom la ñu am waaye la leen tàqali ba Jaraaf jàll mooy ku nekk bal ya nga dugal ak yi dugg sa camp Jaraaf gën ci baaxle Jàmbaar ak US Ouakam moom démb la ñu qualifié ci play-off yooyu ci poule A bi gannaaw 14e journée bi doon xaaj bu mujj bi ci poule A bi Jàmbaar 3-1 la daan Yaakaar bu Tëngéej Ouakam moom mi champion en titre nekk ci ñaareeli place su poule boobu Ouakam Duc la daan 3-0 Ouakam moomu Duc moomu sax la doon xëccool ndax bu Duc gagné woon moom mooy jàll jongante yooyu ci samedi ji la woon ci poule A bi ñu jàpp it ne ñam mottali di compagnie sucrière ak Linguère kenn dugalul dara sa morom Géejawaay 1-0 la daan Gorée ca classement ba Jàmbaar mu jiitoog 26 points ñaareel bi di Ouakam ak 25 points Duc ñetteel leen 24 points 4e CSS compagnie sucrière 21 points 5e bi di Linguère 18 points 6e Guédiawaye football club ak 15 points 7e bi di Gorée 14 points 8e bi mujj wàcc di Yaakaar ca France 38e journée bi jéggalu mooy bu mujj bi fa la ñu toll tàmbali nañ sànq jamono ji ñuy àddoo Montpellier ca Auxerre bu match nulé rek Montpellier dina jël championnat bi club bu Souleymane Camara kon mën a am match nul jàll Paris Saint-Germain di Yaakaar jamono jooju dem ca Lorient di fa jongante bokk na ci jongante yi it ngir qualifier Europa League yu am solo niki ci wàcc bi Auxerre rek la wàccam leer Saint-Étienne Bordeaux Valenciennes Caen Rennes ak Dijon Toulouse Ajaccio Evian ak Brest Lille Nancy niki Sochaux Marseille Lyon ak Nice ca Italie final coupe bi Juventus mën a doublé ñoom it sànq la ñu tàmbali jongante Juve ak Naples Juventus ñu fàttali ne moo jël championnat bi ren bi final Champions League ren ki ko jël siiw na ci samedi ji Chelsea la digganteem ak Bayern de Munich ca teg dóor ya la ñu mujj 4-3 ku nekk benn nga dugal sa morom Didier Drogba ràññeeku ci lool dinañ ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo
ci Planète Sport ci altine ji niki it randonnée pédestre club jëppal bi ci dimanche ji la woon ale Seydi Ababacar Sy niki it arts martiaux ca université bu Dakar nuit des arts martiaux dinañ ci dellu ci waat Pape Ngagne ci kàttanu borom bi ci yaatal ci altine ji gannaaw li ci penc meek l'incontournable incha allah. Der Abdoulaye jërëjëf mbokk yi mu nekkoon xibaar yaaju woon ci wàllu tàggat yaram Abdoulaye Der dikkoon ak ñun ci yaatal ko mbokk yi niñ ko baaxoo di beer june nataalu ayu bés bi muy portrait de la semaine tey Pierre Goudiaby Atepa la ñu leen tànnal architecte la bu ñu ràññee ci biir réew mi ak ca bitim réew. ci li tax nag mu gën a fës jamono ji bokk na ci discours bu mag ba mu yëkkati keroog ca ba ñuy waaj a rob kii di Jules François Bocandé discours boobu bokk na ci tàllal loxo ñi fare ci fippuy Casamance yi ngir ñu indi jàmm foofa ca Casamance ñu ànd ci nataalam ak Fatima Ba. La paix dans notre région, la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits. ñëpp bàyyi nañu xel ci discours njiital collectif des cadres casamançais bis bi ñu sargal Bocandé ci firndeel César Atoute Badiate bi nga xamante ne moo jiite front nord bu MFDC ni moom ànd na ak woote jàmm bi Pierre Goudiaby Atepa def ngir delloo ci Casamance ci jàmm. moom Pierre Goudiaby Atepa mi ngi juddu ci atum 1947 ca Ziguinchor moom nag mi ngi màggee fii ci Dakar rawatina ca Médina ginnaaw bi mu jàngee ci lycée Blaise Diagne ci série scientifique moom daal architecture la mujj def ba dem New York jàngee fa. La ville idéale africaine nag moo nekkoon titre thèsam bi muy pare jàngam ginnaaw bi mu wone boppam ci métier bi muy yëngu moom Pierre Goudiaby Atepa mi ngi créé cabinet am ci 1977 waaye nag ci 1985 la créé société bi di Atepa technologie nga xamante ne am na ay bureau yu bëri ci àdduna bi. fi ci mel na Paris Beijing wala bokk N'Djamena aéroport international bu Banjul siège CEDEAO bi nekk ca Lomé ak monument de la Renaissance bokk na ci ay réalisation moom Pierre Goudiaby Atepa am na soxna yàlla dénk na ko itam ay doom. mbokk yi mu nekkoon nataalu ay bés bi ñu jagleeloon ko Pierre Goudiaby Atepa fii la ñuy yem ak yéen mbokk yi ci li ci penc mi la woon ak télévision Futurs Médias di leen jox daje 20h bu ci yàlla àndee programme télé bi dafay wéy ak yéen mbokk yi ni ñu ko tàmbale woon ak yéen ak émission Kebs di Soul Care noonu lañ koy wéyee ngir ngeen mën a seetaan li ci des kon mbokk yi ñu leen jox daje di leen jaajëfal beneen yoon bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf.